13h ci télévision Futur Média mbokk yi salaamaaleykum dal leen ak jàmm ci jotaayu xibaar yi li ci gën a fës te ñu nam ko jukki jàpp leen ne fukk ak ñett ci ñi yëngu ci wàllu njàng mi ak njàngale mi te ñu bootu ci li nga xam ne moom moo di classe passerelle yi nag boobaak léegi ñu doon amal gréewu xiifal daal nañ koy dakkal ni ki tey ji ci suba ginnaaw ab jano boo xamante ni amaloon nañu ko ak directeur bu ressources humaines ca ministère de l'éducation nationale ndaje bu ni mel itam bëri na ci ñoo xamante ni ñu ngi yëngu ci wàllu njàng mi ak njàngale mi yoo xamante ni teewoon nañu ko daañu waxtaane wàllu wér-gu-yaram jàppale na nag centre de traitement wu épidémie ci hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène diwaan bu Thiès ñi nga xam ne nag ñoom ñoo yëngu ca woowule ko docteur la ñuy sàkku moom moo di ñu daal di leen di jox juróomi weer yi ndàmpaay ak itam seen i ay payoor génn nañ taxaw ca biir hôpital boobee ngir rek fësal li nga xam ne moom moo di seen ak mer daañu leen digtal seen i ay kaddu ñeneen ñu mer ba futt bokk na ci rek nappkat yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ca diwaan bu Ndar Géej ci ginnaaw fukki weer ak ñaar yoo xamante ni ñu ngi napp ci waax yu Mauritanie la ñuy nakarlu bokk na ci rek ndàmpaay yi mit yi nga xam ne daal nañ koy teg seen kaw ba tax na itam jamono yi bëgg nañ gouvernement bu Sénégal dugal loxoom ci wàll wi ndax itam ginnaaw ab taxaw seetlu koppar yu bari la ci li nga xam ne moom moo di franc CFA daañu dem wutali dëkk wu sell wa Touba Mbacké xam ngeen ne waajtaayu màggal gi ñu ngi koy waajal bu baax a baax bëri na ci ay xibaar yoo xamante ni rusani na ca dëkkub maam borom Touba Xaadimu Rasul bi Fatou Kiné nuyu naa la ginnaaw loolee itam nga wax ñu lan lañ mën a jàpp ca diwaan bu Touba. maa ngi lay fay bu baax a baax Cheikh Diop ni nga ko waxee ñu nekk ci dëkk bu sell bi dëkk Cheikhul Khadim ñuy waajal màggal gi xam ngeen li ci des nag fi mu ne fan yi nag néew na lool dibeer ji ñu dëkkmal la luñ fi mën a jàpp nag ni xibaar ba tey dañuy des rek ci waajkaayu màggal gi doore ko rek ci xibaar yooyu ndaje mi nga xamante ne moom moo fas yéene am rek léegi du yàgg dara ci résidence Khadim Rasoul ki nga xamante ne moom la ñu dénk biir réew bu Sénégal di jëwriñ ji nag di Antoine Félix Diome ñu ngi koy xaar fii ci Touba ab ndaje la boo xamante ne nag mboolem acteur boo xamante ne sa loxo dafa nekk ci waajal màggal gi nag ñu ngi lay xaar ci ndaje bi ndax solo si mooy fexe daal ba matuwaay yi nga xamante ne moom la nguurug Sénégal jël lépp nag mën a yemb te loolee xam ngeen ni du benn nit a koy def du ñaari nit dafa am ñoo xamante ne ñoom ñoo ko sekk loolu sax moo waral gouverneur bu diwaanuk Njaareem nag di soññ acteurs yi nag ne ngalla bu nu umpale ndaje bi bu loolu weesoo tamit dañuy des ba tey rek ci waatkaay xam nga dina baax ñu koy fàttali ndax période Covid la ñu nekk te saa su ne nag dañuy gën di soññ askan wi gis nañu sax ni kilifa dëkk gi ñoom ñi ngi rek soññ askan wi saa su ne waaye lu jëm ci wàllug mbas mi gis ngeen démb ñëwoon nañu rek ci matuwaay yi nga xamante ne jël nañ ko ci képp koo xamante ne nii tey bëgg ngaa dem ci kër docteur faju ne doo am ay jafe-jafe waaye beneen matuwaay dañu ko jël ci wàllu mbas mi ba tey muy lu soxal ñàkk yi ndax fii ci Touba Mbacké li ñu xamal mooy am na ñoo xamante ni jël nañu seen dose de vaccin ñu ne nag xeetu vaccin yëpp ci wàllu mbas mi ngi fi moo xam AstraZeneca Sinopharm ak bu mu ci mën a doon am nañu jëloon seen benn dose jotuñu jël seen ñaareelu dose nee nañ ñooñu nañu ñëw jël seen ñaareelu dose ndax am nañu dose yu doy yoo xamante ni indi nañ ko fii ci Touba. am nañu tamit ay site de vaccination yoo xamante ne teg nañu ko ngir képp koo xamante ne bëgg ngaa ñàkku bu jaadu ajuwul nag ne nga fekk maanaam nga dëkk Touba dañ koo yaatal muy nga dëkk Touba ak ñàkk dëkk Touba bu dee da ngaa ñëw màggal si te bëgg a ñàkku nag ci diggante bi may nañu la nga dem ñàkku ji ci site de vaccination yooyu ñu tëral ndax solo si moom mooy fexe rek ba askan wi daal ñëpp rek mën a ñàkku bu loolu weesoo tamit docteur yi ñi ngi soññee ci jamono ji ñu nekk temb xam nga ni jamonoy tàngaay la te ku ne xam na ni màggal gi moom bu ñëwee dafay tàng lool ndax doomu aadama yi fii tase 2 millions ci doomu aadama ñoom ñoo yeewoo fii ci Touba ñooy ñëw ci màggal xayma nañu leen ci lu ëpp rek 5 millions ak lu teg mbaa sax xayma ga booy xool dana weesu fuuf lim gi ma wax ñoo fi tase te màggal gi nag am na ñoo xamante ne dañuy ñëw fii ba pare di am ay jafe-jafe ndax tàngaay bi lu ci mel ni mag ñi dañuy dox ba yàgg ñu daanu ñooñu nag li ñu leen sant mooy nañu moytu naaj bu tàng bi te itam nañuy naan ndox lu bare bari fi may jeexalee mooy léeg-léeg da ngay dégg nit daanu ñu ne bu ko jege bu ko laal bu fekkee tàngoor moo ko daaneel médecin yi li ñu santaane mooy nee nañ kooku nañu ko wër upp ko bu fekkente ne nii
ànd naa ko xelam nañu jël ndox may ko wala ñu jël loo xam ne boisson sucrée la jox ko ngir nag mu mën a yeewuwaat waaye nañu moytu di wax bu ñu laal diw bu ñu ko jegee nee na loolu ki ñu ko may mooy képp koo xamante ne nii cib accident la xëy na accident yi léeg-léeg nit ki dina accidenté mu am fracture ak yu ni mel ñooñu nag dañuy moytu ñu laal leen ngir gaañ leen foofu daal la ñu santaane nit ñi ñu moytu waaye nag du koo xamante ne dafa dox ba daanu muy xale yi muy mag ñi nañu leen bàyyi xel ci màggal gi ñuy saxoo nag di yor ndox saa su ne kon tey bisub tey ji daal loolee la ñu mën a tënk ci màggal gi ñuy waajal Cheikh Diop. Fatou Kiné ginnaaw li nga xam ne moom la yéen kaay yi xëyee ni ki tey jii daañu gën a faram fàccee li nga xam ne nag moom lañ leen fas yéene digtal léegi ginnaaw bàkk bi. jërë ngeen jëf mbokk yi xibaar ñu doore ko na nga xam ne nag noonee la ñu ko junjee woon waxoon naa leen lu toll ci fukk ak ñett ci ay jàngalekat yu bootu ci li nga xam ne moom moo di classe passerelle yi xam ngeen ne boobaak léegi ñu ngi amal grève bu xiifal ci bëgg-bëgg yi nga xam ne nag bëgg nañ mu dox seen digganteeg nguur bu Sénégal lu ni mel itam teg nañu ko ci suuf ginnaaw itam ab ndaje woo xamante ni amal nañu ko ak directeur bu ressources humaines bu ministère de l'éducation nationale ab yëgle la woo xamante ni ji ci suba la tukkee ci aw ndaje woo xamante ni nag ku ci mel ni Sawru Sène bu SAEMS ma nga fa woon Cheikh Mbow bu COSYDEP ñenn ci ñoo xamante ni itam ñu ngi yëngu ci woowule classe ak collectif des imams et religieux bu Grand Yoff ak itam ñi nga xam ne nag ay activiste lañ di waa FRAPP France dégage xibaar boobee nag daañ ci dikkaat nu mu gën a yaatoo ak suñu ndaw nga xam ne nag moom la ñu yebal ci woowule ndaje di sa préra du ñàkk jotaayu xibaar yi ci ngoon wàllu njàng mi ak njàngale mi ba tey jàppale na nag ubbiteeg daara ju kayo gi xam ngeen ne nag ci ñeenti fan ci weeru octobre la ñu ko rek jàppoon mu di université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru lu ni mel daal dinañ koy dàq yóbbu ko ci fukki fan ak juróom-ñett ci weeru octobre wi nga xam ne nag moom la ñu dëkkmal la ko sabab bokk na ci rek waajal ko waat bu baax a baax lu ni mel itam xam ngeen ne yemook ba tey mbas mi nekk fi ci réew bu Sénégal ba tax itam bépp matuwaay woo xamante ni dañ ko cee war a jël daañ ko ci jël laata rek ñuy ubbi daara googee nag lépp lu ñeel liggéeyuk campus pédagogique itam daañ ko amal nu mu gën a yaatoo di ab xibaar woo xamante ni mu nga tukkee ca ñoom leneen itam loo xamante ni dañ ciy àddu mu ñeel wàllu njàng mi ak njàngale mi ba tey lu ni mel la ñu nemmeeku ci ñi nga xam ne nag moo di reprise bu monitoring nag ak itam syndicat wu ministère bi nga xam ne nag moom la ñu dénk wàll wi moom Cheikh Mbow di secrétaire exécutif bu COSYDEP jàpp na jamono yi nag muy sàkku ci képp koo xamante ni yaa ngi yëngu ci wàllu njàng mi ak njàngale mi nga daal di wéer li nga xam ne moom moo di ngànnaay yi ngir rek année scolaire yi nga xam ne nag moom la ñu nam amal ñu amal ko ci anam bu mucc ay moom Cheikh Mbow àdduna jëmale ci micro Aminata Mbaare Sow ak Modou Diop ñu teewlu. nañu waxtaan balaa école di ubbi lenn liñ ci bëgg mooy dalal système bi parce que xam nga kenn mënut a tabax lenn tant que coow li moo ngi fi bëri te coow li nag li ci ëpp moo ngi jóge ci diggante jàngalekat yi ak gouvernement bi. te jàngalekat yi fi ñu ko teg mooy gouvernement bi signé na loo xam ne jëmmalu ko kon te nag dañuy ñaan gouvernement bi mu jëmmal li nga xam ni moom la diggante ak jàngalekat yi te jëmmal bi bu ko bëggee def il faut mu jaarale ko ci loolu ñu tuddee monitoring mooy ñu am benn espace benn table boo xam ne dañuy toog di waxtaan pour seet lu ne li ñu dégg woon fan lañ ci toll li nga xam ne am nay jafe-jafe ñu mën ko wax ak ñoom ba juboo ci naka lañ koy mën a tracé waatee kon te loolu tant que amul évidemment que jafe-jafe dina wàllu njàng mi ak njàngale mi yenn ci ay xoxotal yoo xamante ni dañ ko ci faral di nemmeeku lu ni mel itam liñ bëgg rek mu doon loo xamante ni des koy mën a fàttaliku bu ñu sukkandikoo ci sociologue bi di Sell Ba lu ni mel itam lay sàkku te itam bëgg ñu daal di koy biral ci li nga xam ne moom moo di daara yi ñu teewlu ay kàddoom. ñu ngi société boo xam ne am bi dafa am doole am rek la ñuy lijjanti même si yëre yi ñuy sol moom daal boo solee lu rafet sax même boo nekkee bande dañ lay respecté boo duggee nii ci benn structure nii c'est-à-dire que matériel bi da nga koo jiital ci contexte boo xam ne ñàkk bi dafa gën a bëree loolu moo tax pression bi day gën a yokk donc loolu day indi violence des fois da ngay gis ñaar ñuy xeex ci 100 francs wala 200 ñu reyante suba dina gën a yokk bu ñu tegul ay mesures ci table bi di ñu am ay politique jëmale ko ci nit comme lu ñu amee ay politique jëmale ko ci infrastructure yi ñoom BRT ñoom TER
mais ñu am ci nit pour jëmale ko ci nit. chinois yi xam nga seen vision lan la ñoom ñu ngi ci l'an 3000 ah chinois yi ci boppam ñoom ñu ngi xalaat ban société lañ bëgg tabax suba chinois yi te ñu ngi ci liggéey ñun ñu ngi ci PSE création de richesse et cetera suñu gis-gis dafa xaw a sorewu suñu gis-gis sorewul dafa xaw a gàtt booy tabax da ngay tabax fu sore ne ban société nga bëgg am suba ban nit nga bëgg am suba su ko defee même école bi boo koy tabax da nga koy méngaloo ak société boobu nga bëgg. mbokk yi ñu àddu ci lu ñeel wàllu wér-gu-yaram wax itam ci mbas meeg tolluwaayam ci réew jàppale de di ki démb lu toll ci benn doomi aadama toftalu na ci lim bi nga xam ne ñoom ñoo ci jot a dëddu ñaar fukk ak ñeent ci ay cas positif la ñu am ni ki démb ci fukk ak benn ci ay cas grave yoo xamante ni ñu ngi saytu seen wàllu wér-gu-yaram ca kër docteur ñaar fukk ak ñaar ci ay cas communautaire ay doomi aadama la yoo xamante ni am nañu Covid 19 te xam ñu fan lañu ko jëlee junni ak juróom-ñeent téeméer ak juróom-ñett ci ay test yoo xamante ni def nañu ko jàppaleen ba tey lu toll ci junni ak juróom-ñett téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñeent ci ay doomi aadama ñoom ñoo génn àddina boobaak léegi nga xam ne coronavirus daal dinay gane si réew bu Sénégal mbokk yi leneen lu ma leen doon junj bu ñu door yi la jotaayu xibaar bokk na ca centre wu traitement wu épidémie ca hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène diwaan bu Thiès kaay ñi nga xam ne itam ñoom ñoo yëngu ca boobu la hôpital bokk na ci lu ñuy sàkku ci yile jamono mu di rek juróomi weeri ndàmpaay yoo xamante ni war nañ leen koo jox ak itam seeni ay payoor ba tax na jamono yi nag mer ba fut la ñu def génnoon ca biir hôpital boobee nag ngir daal di fësal li nga xam ne moom moo di seen ak maire Pape Mor Ndiaye secrétaire général bu SUTSAS section hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène diwaan bu Thiès àdduna jëmale ci micro Cheikh Anta Diop ak Seylatir. ñii nag ñooy liggéey ci biir Covid bi boo gisee ñi taxaw fii tey amuñu lu ñu neex teg ci mën naa ne sax état bi dañoo am mbetteel ci moom parce que lii du woon taxawaayam juróomi weer ñi liggéey fii kenn fayu leen te boobu ba léegi liggéeykat yi muy góor yi muy jigéen yi ñi ngi def li ñu war a def nekk ak maladie ñenn ñi jële fi jàngoro ba yóbbu ko seen kër wala seen waa kër Covid bi jeexagul malade yaa ngi ci biir xanaa mat nañu fukk ak juróom fi ñoom ñi ngi tëj te ñi doon liggéey fayuñu leen loolu moo tax tey ñi génn wane ne ñun kontaanuñu tey kontaanuñu ëllëg ci ministère de la santé d'abord peut-être avec l'État te li ñuy réclamer mooy ñu fay ñu nit ki mënoo ko liggéeyloo mu yor njabootam doo ko fay loolu ñoom bett nañu bu baax ci côté boobu. jot nañoo def lu ëpp fukki réunion xanaa ak directeur même adjoint directeur bi toog nañu lu bëri d'ailleurs mi ngi naan ma sax suñu paree ñu dem gis ko yaakaar naa peut-être dafa am lu bees boo amul lu bees moom tamit ñu dañuy wéyal rek ba démb ñu ngi doon xaar virement bi parce que kilifaam bi nekk Dakar moo ko ne dinaa def virement. bu ñu jógee ci màggal ga su dara xewul dinañ ko dàbbali waaw niñ koy dàbbalee nag duñ ko wax fii waaye dina. ñeneen ñu mer ba futu bokk na ci nappkat yi nga xam ne nag ñoom ñoo nekk ca diwaan bu Ndar Géej donte fukki weer ak ñaar yoo xamante ni ñu ngi napp ci waax yu Mauritanie li ñu xamle moom moo di nag daan yi nga xam ne dañu koy faral di teg seen ak ndoddu dafa diis lool lu ni mel ginnaaw ab taxaw seetlu ay koppar yu bari la ci li nga xam ne nag moom moo di franc CFA jamono yi li ñu bëgg moom moo di nguur bu Sénégal daal di dugal loxoom ci wàllu wi nga xam ne nag ñoom ñu ngi ci yëngu Cheikh Anta Diop wala bokk Ousseynou Diop ca diwaan bu Ndar Géej. nappakat yi nekk ci diwaan Ndar gi ci benn at la leen may ay licence ànd ci nguuru Sénégal ak waa Mauritanie juróom fukki junni ci ay tonnes nag la ñu war a napp licence yi ñu war a am tollu ci juróomi téeméer ci ay licence ñoom li leen gën a métti jamono jile mooy daan bi leen waa Mauritanie di daan ñu ni loolee dafa métti. ndax licence de pêche yi alamaan yi métti na métti gu day naka pour gaal yi dem géej il faut nga teg si sa loxo président de la république noo ngi la koy ñaan pour nga jàppale nu ci amande yi xaw na métti lool. ci seen i kàddu lii bu fekkee ni nguur gi jógu ci yeneen i jafe-jafe mën na am. amande yi boo gisee gaal def infraction ñaanam maanaam dañu tere benn espèce fausse espèce lu demee naka miile yooyu dañ ko tere des fois gaal dañ koy jàpp. ki ñu nag mere ci mbir mi mooy ministre bi yore lépp lu jëm ci wàllu nappa gi. ñun ministre bi nga xam ne moom la ñu am mu di Alioune Ndoye maanaam dañu jox suñu àq ak suñu yellef ñun président de la république mooy kilifaam dañu bëgg bu dee ñab bu nee du ñaan pénalité mooy alamaan yi rek te ndaw la bu ñu yónni rek bu ko mënul naka jàllale si président ni ko amande yi bare na ñun acteur de la pêche amuñu benn problème bu ñu amee licence de pêche di liggéey ñun Ndar noo ngi si jàmm. mais loolu taxu ko. ñoom nappkat yi nag ñu ngay gën a ñaax seen mbokk yi ngir ñu gën a mën a sàmmanteeg charte yi ñu teg ci licence yi
ñuy sax xupp capitaine gaal yi. jàpp si licence mu baax ndax licence bu yàqoo ñun la yàqul ñun acteurs yi nañ defaraat suñu toogaay surtout ñi nga xam ne ñooy capitaine gaal yi bu ñu ñëwee di leen contrôler nañ leen jox cër. ak licence yi leen may nappkat yi nekk ci diwaan Ndar géej laa ñu mën a nokki ndaxte lu toll ci juróomi weer a ngi ndile kenn demul géej. mbokk yi coordonnatrice bu Fouta Tampi yéen ngi fàttaliku kàddu yi mi buraloon jëmale ci nguur bu réew bu Sénégal rawatina ki nga xam ne nag moom moo ko jiite ci lu bëri ci loo xamante ni ñàkk na koo def fii ci réew bu Sénégal di xaxar ak itam xalap yoo xamante ni tegoon na ko ci ndoddug njiit bu réew bu Sénégal moom Fatoumata Ndiaye jamono yi nag mu mel ni la mu waxoon lépp daal dinay nëbbu naka noonu itam muy fësal nag yenn ci ay réalisation yoo xamante ni moom Macky Sall daal dina koy def ñu teewlu ay kàddug Fatoumata Ndiaye ci micro Ali Bandel Niang. ñu gis ba mu ko defee ba mu demee def nañ changement yu bari ndax tamit nit ki loo ko bañal war nga koo nangul mën dawam la mu defi da nga koy wax. waaw ñu gis ne phosphate ndendoore bi ba mu ñëwee dafa def arrêt immédiat ne doomi ndendoore yi buñ koy ubbi doomi ndendoore yi waa Fouta ñu ci war a njëkk a commencé liggéey ñu ne déetawaay ñu gis ne yoonu daanamaay bi mu koy defar rang-rang bi defar na ko ba macha allah oto bu ñëwee duñu sonn ñu gis tamit foofu pose premier pied Ourossogui bi hôpital bi ñuy fàttali tamit nit ñi bu ñu jàpp ne ñun ay noonu président la ñun ñu ay noonu président dafa fekk ni dafa am lu waroon Fouta ñu gisuñu ko ñu wax suñu borom nag dimbali ñu ba la ñu jot a wax président mu ngi koy def kon boog loolu dañ ci sant yàlla sante ko koy kon booy xeex dara lan la doon xeex ñun la koy defal dafa naa ne bu fekkee xeex rek la tax a jóg bu nit defee war ngaa mën a taxaw ne def na war a mën a deltu gannaaw te président nag mu ngi cay def lu mu mbokk yi juróom-ñetti téeméer ak juróom fukk ci ay njaboot yoo xamante ni nag ñu ngi bootu woon ci coopérative groupe Nabi amoon ab yaakaar ci li nga xam ne nag moom moo di seen ak makkaan jamono yi ku mooywul nag seen ak yaakaar dina tas ndax itam bile coopérative nag jamono yi loxo daal dinay dar gémmiñ ci liggéey bi nga xam ne nag bëggoon na ko amal ak ñoom ba tax itam njaboot googee nag di sàkku ci njiit bu réew bu Sénégal mu tëddee njaaxaanaay ci jafe-jafe yi nga xam ne nag ñu ngi koy dund jamono yi ci ay makkaan yi ñu waroon am ca Tivaouane Peulh Abdou Diouf Diagne Ahmadou Bamba Samb ci reportage. ay at ñuy cotiser ngir mën a am fu ñu dugal seen njaboot way jur yi nag bokk ci coopérative d'habitat groupe Nabi bu Tivaouane Peulh seen gént googu boo moytuwul du antu coopérative bi dañu koy bëgg a liquider muy dogal goo xam ne ñoom dañoo lànk ne du ci dal. xam nañ ne am na ay prédateurs fonciers yoo xamante ne ñu ngi jéem a def ay magouilles mais nit wax na ko xam dafa dem toog ak liquidateur bi mu nekk yow xam nga ne foofu ay immeuble ñoo fi ne mu nekk mais léegi nan la ñuy toog fële régler ay problème ba li dal Tobago dal ñu jékki-jékki ñu raser lépp te ñi seet données travailleurs ñi 30 ans ñi 22 ans ñi tabax bu pare ñu def lu kenn xamul on est dans le flou total. ngir moytu la xewoon ca cité Tobago ñi nga xam ne nag ñoo doon ñaxtu di sàkku ci njiitu réew mi mu daal di ciy dugal loxoom. couleur nañu jox li ñu moom yaa xayti looy léegi nag ñun dañuy yuuxu te bëgg ku ñu feradal suñuy rongoñ dañ ciy jiital nag le président de la république président de tous les sénégalais mu yërëm ñu te xam ne ay jigéen ñoo ci ëpp am na ay góor waaye jigéen ñoo ci ëpp te moom daa war a tooge nag njaaxaanaay war a fat jigéen war a fat góor waaye jigéen ñi njiitu ca ndax dañoo bëgg a dugg. di fàttali nag département bu Tëngéej ca coopérative d'habitat yu bëri nag fi la ñu jawal ñi nga xam ne nag ñoom la ñu fiy indi ay at dañu koy daw daataa ñoo gis parcelle bi nga xam ne moom la ñu moom coow li nga xam ne nag dañu koy nemmeeku ci wàllu suufa ñu bëri dañoo jàpp ne moom moo tax lu ni mel di yàgg. Abdou Diouf ñooñee bootu ci boobule coopérative lay daloon Tobago la ñuy bañ mu dal leen ñeneen itam ñoo xamante ni lu ni mel bëgguñu ko benn yoon ci seen ab gox muy ñi nga xam ne nag ñoom ñoo yeewoo ca Ndiob xam ngeen ne ca département bu Fatick la nekk ñoom ñooñee nag taxawal ab kuréel ngir daal di saytu lépp lu ñeel coowal suuf ngir rek xiiroog ngaayoo ñu bañ koo nemmeeku ca boobule gox Aminata Goudiaby Abdou Karim Bey ci reportage. autorité municipale yu Ndiob nag seen ay matuwaay la ñu jël moo tax nag ñu installé comité paritaire yi ci village yi nga xam ni ñoom ñoo nekkee ci commune bi yëpp liñ ci namm nag mooy fexe ba lépp loo xam ni xiiroo la ak ngaayoo jëm ci wàllu suuf bañ faa am. bi li yëngal Sénégal yëngal adduna bi sax laa mën a wax mooy affaire suuf ñun ñu nekk ci commune ba nga xamante ne commune bu naat la. bëgg ñu coowoo ak xiiroo ba nga xamante ne ñu ngi koy dégg feneen mu ñëw fii ci Ndiob bañ ci xalaatee
moo tax ci dëkk bu ne dañ fa def comité villageois paritaire kat yaa ngi ci biir sàmmkat yaa ngi ci biir chef de village baa ngi ci biir donc ñoo ñëpp ñooy def comité villageois paritaire. comité yooyu nag lii doon seen liggéey mooy fexe ba anam yi nga xam ni moom la ñuy joxe suuf si gën a am transparence foofee ca Ndiop moo tax nag ñi nga xam ni ñoom ñoo nekk ci comité yooyu dañ leen a tànn ci lu amul benn parparloo. naka la ñuy def ba problème suuf du fi am décision boo ciy jël nga waxtaan ceeg population bi à la base su nekkee ñaari nit dañoo xëccoo suuf ñu dem ci comité villageois bi ñu atte leen ku ñëw di ñaan suuf aussi dañ lay orienté ci comité villageois paritaire bi nga dem su ngeen demee ba jàpp nag li ngeen jàpp ngeen door a ñëw ci mairie bi. initiative yu ni mel nag lu jar a rafetlu la buñ sukkandikoo ci waa ENDA PRONAT ndaxte nee na day tax ba collectivité territoriale yi gën di dugal askan wi ci ni nga xam ne noonu la ñuy gérer suuf si. parce que suuf nag nekkul loo xamante ne dañ koy def ci lu lëndëm dañ ko war a def ci lu leer parce que population yi ñu si bëri tey bañuñu liggéey ak ay investisseurs bañuñu ay projet de développement mais li ñu bañ mooy ngay def loo xamante duñ ko yëg. ngir nag fexe ba ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci comité paritaire villageois yooyu gën a xam loi yi nga xam ni moom la ñu tëral ci wàllu suuf dañ leen di former. comité villageois paritaire yi dafa nekk loo xam ne dafa laal principe yi nga xam ne moom moo lal ODD yi. mooy bu ñu bàyyi kenn ci ginnaaw. ay semaine ci ginnaaw foofee ci commune bu Ndiop am na ab wàll ci askan wi ñu jugoon doon manifester am ay kàddu yu ñu yëkkati ci ni nga xam ni noonu la ñuy gérer suuf si ca seen dëkk ba loolu nag maire ba di Omar Ba weddi woon na ko sax ba mu set wecc. fédération nationale yenn ci ay soxna yoo xamante ni nag ñu ngi ci yenn ci ay dëkk jot nañ seen wàll ci li nga xam ne moom moo di nar wi jëmale ci ay jiwu la ñu xamle moom moo di nag jamono yi lu ni mel ñëwul ca njël ndax itam nawet gaa ngi wan ginnaaw askan wi waaye bu ñu sukkandikoo ci ki nga xam ne nag moom moo ko jiite jàpp ne lu ni mel dina mën a tax ñenn ci ay baykat daal di fay yenn ci ay bor yoo xamante ni amee woon nañu ko Pambay Diaw Faly Gaye. fédération nationale lu jigéen ñu béykat yi nag ñoom ñu ngi doog a jot seen dotation bu engrais dotation boobu nag yéex naa ñëw ndaxte ñu bëri ci ñoom jamono ji dema nañ ci commerçant yi ñenn ñi jënd ñenn ñi lepp waaye buñ sukkandikoo ci présidente bi nee na loolu lu baax lay doon ci ñoom ndaxte ñenn ñi dinañ mën a jël engrais boobu daal di koy fay commerçant yi ñu ko yoreeloon. dëgg la yéex na mais l'essentiel est que jot nañ ci waaw ndax boo gisee lii tey dana am lu mu fat ndax am na ci ñoo bari ñoo nga xam ne dañoo demoon ci seeni commerçant lépp leen engrais pour engrais bañ mu tardé léegi nag bu ñu ñëwee dañuy dem rembourser ñooñu looloo tax jafewul noonu ci ñun. 302 000 membres yi nekk ci fédération bi nag ñoom ñoo war a séddoo juróom fukki tonnes yi engrais yooyu présidente bi jàpp ne dotation boobu ñu leen di jox jot na nag jamono ji ñu daal di koy yokk. 302 000 membres la fédération bi kii gaa doyuñu dara doyul dina am ñu ñàkk mais ñi ñàkkit bu ëllëgee nañ xam ne bu leneen amee ñu jël. li ñuy ñaan toujours di ko wax rek mooy état nañu dimbale di ñu yokkal suñu quota parce que dañoo sakkan ndax ñi nekk fi yëpp ay liggéeykat lañ ay béykat lañ defuñu leneen seen métier lu dul béy kon lu ñu leen mën a dimbalee ci béy pour que ñu développer Sénégal parce que ñun suñu liggéey yëpp pour que Sénégal développé la béykat yi am jàmm seeni njaboot am jàmm. fédération nationale des femmes rurales nag di sàkku ci nguuru Sénégal moo amal assise suuf si ndax ñoom nee nañ jàpp nañ ne loolu rek moo mën a tax ba jafe-jafe yi nga xamante ni moo am ci suuf si ñu daal di koy régler te it daal di fexe ba jigéen ñi ñu mën a am suuf soo xamante ni ci la ñuy béyee. mbokk yi jàpp leen ne ëpp na téeméer ak juróom fukk ak lu ko toftal ci ay milliards yoo xamante ni moom mooy coût sécurité routière fii ci réew bu Sénégal xam ngeen ne ni kii démb gouvernement bi daal nay lancé ab programme boo xamante ni dina mën a tax mbir mu ni mel gën a ñoŋ ci njàppandaluk ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa Union européenne la ko jublu bokk na ci rek lépp loo xamante ni ñu ngi koy saytu ci li nga xam ne nag moom moo di xaal wi donte buñ ko mënee mooy ñu daal di ni def lu ni mel ñeenti défi majeur la ñu daal di lancé ca wow leen ndaje Habib Faye Jaafara Ba ñoom ñoo ñu fa teewaloon ñu seetaan la ñu fa jëlee. Pagotrans door na Sénégal def li ni mel di ab programme goo xamante nit ñeel na ngir jàppale ñi nga xam ne ñoo di jiite ci li ñeel wàllum secteur dem bekk dikk bi lépp ngir xeex lii de accident yi ak tali yay gaaw di yàqu rawatina itam li ñu duppee surcharge à l'essieu ci njàppandalu Union européenne. waral na itam ñeent ci ay défi bëgg nañ ko relever. selon votre ministère. bu ñu déglu seen ministère bi rek li jëm ci kaaraange tali bi boo xoolee fii ci Sénégal mi ngi leen di coûter lu toll ci 163 milliards par at mu nekk loo xam ne daal faaw nag ñu jug ci moo tax ñu jël li nga xam ne moo jëm ci wàllub sensibilisation à la sécurité routière boole ko ci li nga xam ne moom mooy suñu priorité bi njëkk. mooy dimbali ñu techniquement.
ci loo xam ni mën nañoo améliorer maanaam lu ñuy wax la banque de données donc de la sécurité routière mu nekk lu am solo mais aussi seet nu ñu mënee améliorer service de transport yi ci corridor Dakar Bamako. accident yi na mu bëree ak tamit njombe ya muy jur ca kaw tali bi ba sax ay bakkan da ca rot doon na loo xamante ne ëlëb na lool ñiy jiite Pagotrans waral na mu ñëw ngir sóob loxoom ngir mën a janoog li ni mel. ci wàllum problématique charge à l'essieu mooy maanaam surcharge yi nga xam ne dañuy teg les camion bu surchargé dootul am équilibre donc laaj na ñu def sensibilisation ci acteurs yi que ñu surcharge baaxul. gën a mën a suqali seen liggéey gën a mën a sàmmonte ak seen wareef ngir éviter yenn accident yu bëri yi ci route bi donc bu ñu toogee am cadre de concertation cadre waxtaan day def lu dul di ñu gën a jubóole. lii dafa am dañu bokk ci CEDEAO bokk ci UEMOA lépp loo xam ne règlement la ñu war ko appliquer boo ko appliquer woon sax dañuy pénaliser Sénégal loolu duñ ko nangu ñun ci réew mi lañ jokk. daa gën di mën a tax itam dem beeg dikk bi gën a mën a yomb Union européenne ne des nay gunge Sénégal ngir mu bokk ci dëkk ya nga xam ne ci diwaanu Afrique seen dem ak seen dikk daa gën a yàgg waaye itam daa gën a. jërëjëf Habib Faye ginnaaw xibaar yi ci biir réew ñu wutali ca xibaar yu biti réew doore ko fa nga xam ne moom moo di réew bu Guinée jàppale ne nag ab waxtaan woo xamante ni ñenn ci ay acteurs wu société guinéenne nag ak itam yenn ci ay autorités yoo xamante ni nag ñu ngi koy amal fa nga xam ne moom moo di amal nañu ko ba noppi fa nga xam ne moom moo di ca palais bu peuple ca diwaan bu Conakry li ko wundu woon bokk na ci yenn ci ay magistrats yoo xamante ni dañuy rek jiixi jaaxa li nga xam ne moom moo di seen doxalin ak ñenn ci ñoo xamante ni ay justiciable lañ la ko wundu waxtaan yooyee nag bokk na ci daal di weccante ay xalaat xool nees mën a def ba rek lu ni mel ñu gën a ñoŋal rawatina lu jëm ci wàllu yoon fa nga xam ne nag moom moo di ca réew bu Guinée bëri na ci ay kàddu yoo xamante ni moom colonel Mamadou Doumbia dina ko rek daal di yëkkati ngir rek daal di def kéem kattan ba lépp loo xamante ni askan waa dañu koy rek soxla ñu daal di koy def bu ñu demee fa nga xam ne moom moo di ca diwaan bu États-Unis New York foofee jàppale ne ñi nga xam ne ñoom ñoo di taliban yi nag ñoom ñoo amaloon ab ndaje fa nga xam ne moom moo di ca assemblée générale wu Nations Unies la ñu sàkk bokk na ci seen ak seen yelleef waaye tam fexe def kéem kattan ba mën di addu ci li nga xam ne moom moo di Afghanistan ci rek teewaay ak ñenn ci ñoo xamante ni ay dirigeant lañ ci li nga xam ne nag moom moo di planète bi bokk na ci coowal li nga xam ne nag moom moo di ambassadeur yeeg yeneen yu ni xeetoo ñu àddu mbokk yi jëmale ci lu ñeel wàllu tàggat yaram ñu dem fekki suñu ndaw la nga xam ne nag moom la ñu yebal jamono yi nag mu daal di ñuy àddul li nga xam ne moom moo di tàggat yaram bi afro basket. amoon na tuuti rëq-rëq ci joŋante bi doon dox diggante Sénégal ak Égypte moom ne woon na nag médecin yi ñu ngi koy xool di ko. ñu teewal ca diwaan bu Cameroun rawatina ca Yaoundé jàppale ne lépp loo xamante ni ruusu na dafa ci ay xibaar daañu leen ko digtal mbokku téléspectateur yu télévision Futur Média ñu àddu ci leneen mu di li yéen kaay yi xëy fësal ni ki tey ji. jërë ngeen jëf l'observateur xëy na taxaw ci yenn ci taxawaay yi fi ki fi taxawal Serigne Touba taxawee ci màggal gi les innovations de Serigne Mountakha la ko tuddee ubbil yéenekaay bi comité d'organisation bu màggalu Touba gi ci njiital porte-parole xalifa général des Mourides Cheikh Bass Abdou Khadre ñoo ngi liggéey bu baax a baax ngir li Serigne bi bëgg ci màggal gi ak ni mu bëggee mu demee ne ñu matal ko Touba di dalal ci màggal gi ay millions yi doomi aadama ñu koy def ci jamonoy Covid bi tax xalifa bi santaane ci ay coppite yu bari coppite yooyee ak matuwaay yi Serigne Abdoulaye Diop mi porte-parole comité d'organisation bu màggalu Touba gi mi ngi leeral ni mu tëddee ci biir l'observateur nee na sëriñ bi sàkku na ci képp kuy màggal si nga góorgóorlu ci respecter gestes barrières yi barab yi nga xamit ne mbooloo dañ fay faral di daje ci jamonoy màggal gi fu ci mel ne ci jumaay Touba ku fay dem nga raxasu boole ci ki takk sa masque sëriñ Abdoulaye Diop ne sëriñ bi yónnee na ay lettre këri diine yi ci réew mi baaxoo yabali délégation ci màggal gi ngir ñu wàññi nit ñay nekk ca délégation ba journaliste ñu accrédité ngir ñu liggéey ci màggal gi mu ne ren ci 200 journaliste la ñu leen yamale ngir bañ ñàkkum ndox ci màggal gi moo waral ñaari mbànd di réservoir d'eau yu 6000 mètres cubes yu ñu fas yéene raccordé ci réseau bi màggal gi ak matuwaay l'observateur mi ngi ñuy xibaar ne groupe Futur Média ni mu ko baaxoo ci jamonoy màggal gu nekk démbit ci talaata ji délégation bu GFM ci njiital Birane Ndour directeur général bu groupe Futur Média demoon nañu ca Touba siyaara ji xalifa général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké Bachir ba ñu fa jugee ca lañ jàll ca Cheikh Bass Abdou Khadre foofee fa la ñu déggaatee mbégte mu rëy mu yoonu Mouride am ci groupe Futur Média ki sos yoonu Mouride di Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ab nataalam moo xëy ne dàng ci xët mu njëkk journal La Mandat yéenekaay bi nañu bu weesoo wàlliwu ak nitu
yàlla ki mu doon Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul mooy ki ñu xittali Walf Quotidien moom it ci yi mu xëyee ci xët mu njëkk màggalu Touba gi bokk na ci xewit wi ñu nemmeeku ci réew mi rawatina ci Ndakaaru mu di ay safar yu ñu organisé ci quartier yu bari ci la defub reportage bu yaatu ni mu ko tuddee moo di màggal avant l'heure bu ñu xëyee ak coowal politique li ñuy yeewu Les Échos nañu beneen a ngi waa Benno Bokk Yaakaar ga ca Parcelles Assainies seen réunion communale bi ñu doon amal démb ci tamante la mujj waa ji di Ansoumana Danfa moo fa dal bu baax a baax ci kaw liggéeyu maire Moussa Sy ca mairie bu Parcelles Assainies bu nuppi xamal koy ne dinañu nangu lu nekk ba mu des toog di la seetaan nga naan da ngay présenté waat di doon candidat ci mairie bi journal bi nañu waaye Moussa Sy comme du ne kenn bàyyi na la ak yàlla moo tax ba mu jëlee kàddu gay wax défendre na bilan ba mu mat sëkk ba yegg sax ci di traité yenn opposants yi ay bandi Fouta Tampi soppi na aw doxin Libération moo ko bind ba wax ñu ne ndaw si jiite mouvement Fouta Tampi di Fatoumata Ndiaye nga xam ne fu mu mas a yendu Macky Sall ko nguuram duñu fa jar dërëm moom Fatoumata Ndiaye moom la ñu dégg démb muy xalamal Macky Sall ak di joobe ab liggéeyam ci Fouta journal bi di laaj mbaadu Fouta Tampi day bëgg a doon léegi Fouta Weli Abdoulaye Ndiaye Ngalgu ma ngay wéy di wéli ci Tiwaawan ubbil la Sénégal journal bi nee nañu moom Abdoulaye Ndiaye Ngalgu ginnaaw bi mu sampee am dëndam doon candidat ca maire bu Tiwaawan ci élection locale yi 2022 yi soutien yi di ñu koy jàppale ñu ngay gën di bari di gën di yaatu ci wetam nit ñi fare ci parti Rewmi ca diwaanu Tiwaawan investir nañu ko Matabara Seck mi coordonnateur communal bu parti Rewmi ne ñu ci biir journal bi donte suñu direction parti waxagul ban tànk la ñuy taxawee ci élection locale yi waaye section communale bu parti Rewmi ca Tiwaawan waxtaan nañu ba yeewat tënk ci ne dañuy jàppale candidature bu mouvement ànd defar gi Abdoulaye Ndiaye Ngalgu jiite njiital FMI fii ci Sénégal ak Abdoulaye Daouda Diallo ministre des finances bu Sénégal ñoo ngi joxante loxo ci xët mu njëkk Source A engagement yi suñu réew di Sénégal jël mu jëm ci dooleel xëyu ndaw ñi ak it indi ay réformes ci doxalinu suuf si di gestion des droits fonciers loolee moo waral waa Fonds monétaire international di FMI fas fi yéene yónnee ab mission de vérification ngir ñu xool ndax Sénégal respecté na ay engagement am déet xibaar bi réew mi quotidien xëyee ko ca yam ne déet mbir la mu ñu doon àtte démb ca tribunal flagrant délit bu Dakar mu di benn femme bu jam jëkkëram bu nuppi wëlbatiku tëj lu ko. jërëjëf Mamadou Mohamed Ndiaye ñu sant ko gërëm ko moom itam yéen naka noonu mbokki téléspectateur yu télévision Futur Média jàngeen jëf ci li nga xam ne moom moo di teewlu bi léegi Mamadou Ndiaye noppi na ngir daal di jukki li nga xam ne moom moo gën a fës ci internet bi lu mooy loolee tam rédaction bu télévision Futur Média di leen jox daje 19h30 20h ci yeneen i jotaay ci ay xibaar lu mooy loolee tam mbokk yi dañ leen di ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen jàngeen jëf